نستجب دعانا ولا تغيب سيدي رجانا يا ربنا يا واسع النوال وخير مدعو وخير والي أصبر على الجميع منا عافية تدوم في الدارين خير عافية لكل ضر وسقام شافية لكل سوء وبلاء كافية الحاج منصرنا لكل ضير وشرور نافية لكل خير وسرور صافية في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والولدان الحاج منصورنا والصحب والإخوان والأهلين Passez puis la table. ومن يدينا السلام عليكم. Oui. Attends, je vais te pardonner ça. On va pardonner ça. D'accord, ok. Et de voir sur le son passe quoi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Faut bien insister qu'on va commencer. Regarde, on va commencer. Allô, tu m'entends? Tu m'entends?
super, viens. Youssoufa Diop. Voilà. Ok, chef de délégation. Tu es prêt? C'est Youssoufa, chef de délégation. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes le chef de la délégation qui effectue le voyage du Sénégal en Côte d'Ivoire. Justifie votre présence ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. On va essayer en français de répondre à votre question, à savoir les raisons de notre présence ici en Côte d'Ivoire. Comme quoi je suis le chef de la délégation. Excusez-moi de vous rectifier. Je suis un membre de la délégation, mais le chef de la délégation est là, assis, qui est le jeune frère du Khalif, Abdelaziz Mohamed Al-Habib, qui est le chef de la délégation. Nous sommes venus avec lui. Qui est Mohamed ici. Donc c'est ça. Et vraiment, arrivé à l'aéroport, nos sentiments étaient vraiment grandioses de la manière dont on a été accueillis par le peuple, par tous les fidèles qui sont venus à l'aéroport nous accueillir. Et à la tête de ces fidèles-là, il y avait effectivement le Khalif Mohamed Moustapha Sonta, avec notre ambassadeur qui représente le Sénégal ici, qui est M. Souran, et le consul général, M. Bass, avec toutes les autorités de l'ambassade et toutes les daïras tidjanes qui vivent ici en Côte d'Ivoire, que ce soit surtout ceux qui sont actuellement à Abidjan, à Adjamé, et les autres coins de la Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Et nous sommes vraiment contents, très bien, de cet accueil-là. Et nous espérons que la rencontre pour laquelle nous sommes venus ici, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, Inch'Allah. Merci beaucoup. Gros plan, l'ambassadeur, gros plan. Voilà, bien.
assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokk yi xam naa ne ci kàddu gu gàtt rek ci ndigalal alxalif alxaaji Mouhamed Moustapha Sunta alxalifatul aam li taifati tijaniya al imam alxaaji Mouhamadul Habib al imamul akbar li masjidil jamia monsieur l'ambassadeur Sayyid Abdul Ahad Sourang, Excellence Sayyid Abdul Karim Baz, Sayyid Muhammadun al-Habib, Ibn Sayyid Sidi Abu Bakar al-Khalifatul Am li Taifati Tijaniya, Sayyid Abdul Aziz Si, Ibn Sayyid Muhammadun al-Habib, Sayyid Pape Youssouf Diop, ak mbooloo mi nga xam ne ñi ngi daje tey ci salle bi ñi ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ci kàddu xalif Sayyid Mouhamadul Moustapha Sunta ak kàddu imam alhaji Mouhamadul Habib ak kàddu suñu ambassadeur ak kàddu suñu consul général ak kàddu Pape Mahet Cissé mi nga xam ne mooy xalifa alxaaji Madoun Cissé te suñu mag ji représenté ko di alxaaji Makhtar Cissé ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ak ki nga xam ne nag mooy loxob xalifa bi fii ci Côte d'Ivoire di alxaaji Ndongo Doucouré mii toog yàlla dogal na mooy loxob xalifa bi fii ci dëkk bi yéen ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. tey bis la boo xam ne bis bu rëy la ci nun bis bu ñu am mbégte la lool ci gis seen jëmm yu sell yi ci teewaayu alxalifatul aam li taifati tijaniya ayadahu llahu wa nasara atala allahu baqaahu amama al umma maa sixati al jismi wal aql Sunta yëg nañ tey ci sunu xol ñun ñëpp mbégte yëg nañ ne dëkk bi tey am na mbégte ndax gan wàcc na fi yu am solo wuy si nag woote bu am solo
muy woote boo xam ne alxalifatul aam moo ko woo xulafa yi nga xam ne ñu ngi nekk ci sous-région bi ngir lan dundal lu am solo muy dundal tariqa sayiduna cheikh ahmad tidiane chérif dund na ba pare waaye gën a feeñal ay martabaam ak ay taxawaayam ngeen wuy si ko ci turu alxalifatul aam li taifati tijaniya saydi abou bakar ibnu alhaaji mouhamadul mansour ibnu cheikh alhaaji malik ridwanullahi taala alayhim ajmain mouhamadul habib ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum am mbégte lool ak kontante ci wuy si bi ngeen wuy si wooteb xalifa bu tedd bi xalifa bi nee na moom kontaan na ba fu kontante yem am na mbégte ci yéen ci aksi bi ngeen aksi ak wuy si bi ngeen wuy si kontante mënu ko limité waaye yëg leen ne am na mbégte mu rëy ci aksi bi ngeen aksi ci dëkk bi fa tabarakallahu mi ngi leen di ñaanal yàlla may leen ngeen dal ci jàmm ba delluwaat ci jàmm lépp di mbégte yëg na ne ci xolam xalifa bi moo ñëwal boppam ndax inna rasula bi xadri mursili takimi loolu sa maam Cheikh Alhaaji Malik wax ndaw dafay indaale darajay ka ko yónni te ku ne xam na ne yéen ñi sëriñ bi tànn yónni leen mat ngeen sëg palaasu sëriñ bi dontalee palaasam neexuta matal waaye nag moo leen di jox darajaam ba ba ngeen di ñibbi kon xalifa bi nee na mu ngi leen di wax dal leen ci jàmm di leen wax massa coono bi metti na waaye coono bànneex la coono bi metti na waaye coono yiw la coono bi metti na waaye coono mbégte la coono bi metti na waaye coono buñ yaakaar payuk yàlla subhanahu wa taala la kon li muy métti métti dinañ ko mën a muñ lii mooy kàddu yu gàtt yi nga xam ne jóge na ci xalifa bi jóge ci imam bi jóge ci ambassadeur bi jóge ci consul bi jóge ci loxo xalifa bi fii ci Côte d'Ivoire waaye jóge ci président fédération daayira Tidiane bu Côte d'Ivoire di alhaji Ousseynou Ka ma nga nële toog mooy président fédération daayira Tidiane bu Côte d'Ivoire alhaji Thierno Bokar Kane bi nga xam ne mooy imaamu jumaay Medina Gounass bu sunu wayjur Seyid Cheikh Ahmad Tidiane Ba moom mooy imaamu jumaay Medina Gounass mi ngi nii toog ak mboolem famille alxaaji Madoun Cissé ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñoom ñépp ñi ngi toog di am mbégte ak kontante ci agsi bi ngeen agsi ci kër gi al yawma la anwi an utila al kalam amamaka inni axaafu an utila al kalam amamaka li anna allaha subhanahu wa taala yaqul ya ayuha alladina amanu la tarfahu aswatakum fawqa sawti annabi ولا تجعروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إني أخاف ذلك وقال شيخنا الحاج مالك ولا تكثر عنده كلاما ولا تكثر عنده كلاما أي أمام شيخك كلاما ولو يكون باسطا كلاما إني أخاف ذلك والسلام عليكم ورحمة الله. Asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sunu gan yu tedd yi nga xam ne yi ñoo fi ñëw ni ko oustaz Jamil waxee bis bi rafet na lool ndax nit bu munta dem fenn yabal lu taq ci moom doomam yabal rakkam yabal ay wëllëreem yabal ñëpp ñi ñëw wuy si kon mën nañoo jàpp tey ji ni sëñ Bay mi ngi fii ci ñun te it Abidjan ci boppam sëñ Bay da ko moomal boppam séddoo ko boppam kon nag lépp loo xam ne lii def nañ ko ci délégation bi nañ ko xeeb te gën leen a jàpp xam ni sëñ Bay lañuy recevoir tey di gërëm it di sant sëñ Moustapha Sonta di ko remercier bu baax a baax ci yëg gi nga xam ne bi yëg na ko communauté sénégalaise bi
Je le dis souvent, je vais presque dans la quasi-totalité des manifestations religieuses. Mais à chaque fois que les Sénégalais organisent quelque chose, le Khalif Moustapha Sonta est présent parmi nous. Même s'il ne peut pas venir, son épouse est présente parmi nous. Donc vraiment, nous tenons à le remercier du fond du cœur et vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Khalif est là. Je suis sûr que si son état le lui permettait, c'est lui-même qui serait là. Mais quand on vous envoie son frère, son fils et ses amis et ses talibés, c'est comme si lui-même il était là. Comportons-nous comme s'il était là et prions pour que la charge qu'il a soit légère sur sa tête. Parce que nous prions pour vous aussi, pour que la charge que vous avez soit légère sur votre tête. J'en sais quelque chose parce que nous nous rencontrons dans des milieux officiels et je sais le rang que vous occupez au niveau de ces milieux officiels. Et vraiment, nous tenons à vous remercier pour cela et vous disons que toute la communauté sénégalaise est à votre disposition. Et je demanderai au consul d'avertir toute la communauté dans sa diversité pour venir assister aux cérémonies qui seront organisées. C'est notre cérémonie à nous. Dès l'instant que vous avez invité notre père, parce que pour moi, Seigne Baye, c'est mon père. Seigne Babacar Sy, c'est mon père. Dès l'instant que vous l'avez invité, vous invitez toute la communauté sénégalaise et sachez que toute la communauté sénégalaise sera avec vous pour Serigne Baye et sera avec vous pour la considération que vous avez pour cette communauté. Merci beaucoup, je vous remercie. Que Dieu nous protège. Imam Sayyid Mouhamadoul Habib Serigne Abdoul Aziz Pape Youssef Al Khalif, Monsieur l'ambassadeur, Excellence Sidi Abdoul Karim Hadji Ndongo Doukouré, Président Al Hadji Ousseynou Ka, Thierno Bokor, Imam Thierno Bokor Kane, ci kaddu ko Khalifa Alhaji Madoun Cissé mi nga xam ne Pape Makhtar mi tey mu représenté Alhaji Mahet Cissé mi Khalifa Alhaji Madoun Cissé ci kàddoom la ñuy waxe nee na mi ngi sant yàlla bu ci ñu famille Alhaji Madoun Cissé yépp góor ak jigéen mag ak ndaw yëg leen ne ñoom yëg nañ ne Serigne Babacar Sy moo wàccaat fii tey loolu lañ yëg ci seen xol ñoom Pape Mokhtar nee na Alhaji Madoun Cissé muy borom kër gi bi muy ñëw fii ci dëkk bi dafa tàggu Cheikh Alhaji Malick Cheikh Alhaji Malick jox ko yoon mu ñëw fii ci Côte d'Ivoire depuis bi mu nekkee Côte d'Ivoire ba bi muy génn àdduna amul lu muy àdduna lu dul dafa am ndigal lu jóge Tiwaawoon loolee ba léegi mooy dox fii ci kër gi ëtt bii ëttu Cheikh Alhaji Malick la ni nga xam ne Cheikh Alhaji Malick noonu la yilife woon Alhaji Madoun Cissé noonu la képp ku toogal Alhaji Malick noonu nga yilife kër gi kon da ngeen a jóge ci ëttu Cheikh Alhaji Malick ñëw ci ëttu Cheikh Alhaji Malick seen kër ngeen ñëw ndax fii kër Cheikh Alhaji Malick la
Pape Makhtar nee na mi ngi leen di seedeel yéen ñi toog di Mouhamadul Habib Serigne Abdoul Aziz Pape Youssouf ak ambassadeur excellence Idil Abdoul Karim ak xalifa bi Pape Makhtar nee na mi ngi leen di seedeel tey ne kër gi bi ko suñu maam ji sañcee ba léegi waaye ñi nga xam ne ñoo koy dundal mooy communauté sénégalais yi nekk fii ak ñi dul sénégalais jàpp nañ kër gi comme Tiwaawoon lépp lu ñuy def ci ëttu Cheikh Al Hadji Malick bu heure bi jotee fii lañ koy def ci biir kër gi comme maam Madoune Cissé moo sañ ci kër gi waaye nit ñi ñi ngi koy dundal di ko dimbalee li taxoon mu ñëw fi nee na loolu mi ngi leen koy seedeel yéen ci seen kanam nee na mi ngi leen di seedeel ne xalifa bii li gën a jafe ci àdduna moom lay maye mooy daraja mi ngi leen di seedeel ne xalifa bii yëg na mboolem sénégalais yi nekk fii communauté sénégalais bi teg na leen foo xam ne tegu fa benn communauté nee na loolu mi ngi leen koy seedeel yéen ñëpp te ñi fi dëkk ñëpp xam nañ ne xalifa bi fi mu teg sénégalais yi tegu fa kenn loolu nee na na ngeen ko boole ci li nga xam ne mi ngi koy seede ci seen kanam yéen ñëpp ngeen yóbbaale loolu. Abdoul Habib xalifa alaaji Madoune Cissé ki ko bi représenté mooy Pape Makhtar nee na mi ngi leen di seedeel ay cant ak i ngërëm yu muy bëgg a tàmbalee ci imaamu ratib bii toog alxaaji Mouhamadul Habib kan mooy imaamu ratib bi jumaa ji xam ngeen ne sa wayjur bu tedd ba Serigne Babacar Sy moo ko installé fii ci jumaa ji ci kanam mbooloo mi yépp loolu mi ngi la koy seedeel nee na mu nekk imam bu mat sëkk liñ ko doon doyee ci xam-xam ci njub ci maandu ci sàmm ci tënku ci kitaab ak sunna nee na loolu mi ngi leen koy seedeel ba pare jël nag boppam def ko muy soldaaru diine ji amul guddi amul bëccëg amul mu ngi taw amul mu ngi naaj fu ko diine soxlaa bàyyi na soxlaam taxaw ci soxlas diine ji nee na loolu fokk mu seedeel leen ko di seedeel yéen itam ngeen yóbbaale ne suñu ambassadeur bii ambassadeur yi bari na lool waaye nag bu mel ne moom jafe na lool nag loolu yaakaar naa ñépp ñi nekk ci dëkk bi di ay sénégalais nee na mën nañoo seede loolu ni ambassadeur yomb na waaye bu mel ne monsieur Abdou Lahad Sourang loolu nee na ñépp mën nañ koo seede taxawu na taxawaay bëgg na rafet boole ko wàcce dara jaam ku ñëw mu jàpp la comme boppam lépp loo soxla mu def ci li mu mën lépp di sant nag ki nga xam ne mooy suñu consul général di Abdoul Karim Bass nee na Abdoul Karim Bass mi doom la ci kër gi waaye mat na sëkk palaasu doom waaye noonu la taxawoo communauté sénégalais yi nekk fii yépp képp ku am soxla bàyyi na soxlaam ba sa soxla faju nee na loolu fokk ñu seede ko ci seen kanam ñëw nag ci ki nga xam ne mooy loxo ndey jooru sëriñ bi yéen ñépp xam ngeen ku xam sëriñ mbay fii nee na xam nga alxaaji ndongo dukkure mooy loxo ndey jooram mooy tànkam ci Côte d'Ivoire mooy ay bëtam ci Côte d'Ivoire waaye nee na aaji ndongo dukkure doy na sëkk ndaw fii ci dëkk bi ci sëriñ mbay ndax lépp loo xam ne sëriñ bi waroon na ko fee taxawu def na ci lim man rafetal na ko ubbi na buntu yépp mboolem lépp loo xam ne doomu soxna war na faa taxaw bu fi sëriñ bi nekkul bu ko joxee ndigal matal na lépp muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon nee na ñun daal bu ñu gisul sëriñ mbay bu ñu àggee ci moom lépp luñ soxla danañ ko fekk ci moom nee na loolu fokk mu seede ko ci seen kanam
Pape Mokhtar nee na wax ji du gudd ndax lii ne ci dënn bi lépp làmmiñ yu mënu koo génne waaye daal mi ngi wax ne famille Alaaji Madoune Cissé ñoom am nañ mbégte góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi. Pape Mokhtar di wax nag yéen sénégalais yi ne Pape Mokhtar nee na lii muy bëgg wax nii ci yéen sénégalais yi fi nekk la jub mooy xalifa bi li mu soxla woon ci sénégalais yi mooy xalifa bii invité ko mu yebal ay doomam nañu ànd ak doomam yii siggal ko ànd ak ñoom fu ñu jëm def délégation bu am solo ba ñu xam ne xalifa bi ñëwul waaye ñi mi yebal mat nañ ko sëkk ay ndaw loolu sénégalais yi ñoo ko moom nañu def mobilisation bu am solo gunge ñi nga xam ne ñoom la xalifa bi yebal ba xalifa bii ko invité xam ne invité na ku mat a invité Pape Makhtar nee na mi ngi leen di fàttali loolu yéen sénégalais yi. léegi sunta la ñuy jox kàddu gi mu tëj. Pape Youssouf Pape Youssouf wala léegi balaa xalifa bay tëj kan ci yéen mooy jël kàddu gi. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man wala jaalana allahu minhum. mbokki jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp ci turu suñu kilifa gi ma jox kàddu gi muy Seydi Abdul Aziz Mohamed El Habib jiite délégation bi fi Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour yónnee mu ànd ak ay doomam kenn ki di Seydi Mouhamadul Habib bu Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour ki ci des di seen jaam bu ñuy wax Baye Youssoufa Diop fa tabarakallah wax ju gàtt lay doon wala lañu bëgg wax ju gàtt lañu bëgg mu doon mooy sant yàlla ci loo doon mébét di ko waaj yàlla may la nga fekke ko àgg ca fa nga doon mébéte dem te yooyu yépp di woon ay bëgg-bëgg yoo xam ni bu ko ndimbalal yàlla lalul woon yeggale ko du mën a nekk yàlla mi ñu may loolu yàlla na yàlla may mbooleem lu ci war a topp ni mu ñu mayee lii mu sottalal ñu li ci war a topp lépp ci anam ya mu gën a mate gën ko rafete gën ko selle te lépp diig ci biir ngërëmam yàlla nañ ko yàlla boole defal fa tabarakallahu sëriñ bi moo ñu fi yebal gannaaw bu mu yëgee ngant ci yaramam te yaakaar naa ni réew mi ngant lu jóge ci Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour war nañ ko koo nangul ndax fekk na leen fi ba tàyyi waaw waaw ndax li jàngkat yi di wax ni al udru inda rijalillahi maqbulu fa tabarakallahu xam na ni
ngantam nangul ngeen ko ko fa tabarakallahu mu gannaaw bu ngant amee mu yebal ñu ñëw wuutu ko ci woote bu rëy bii nga xam ni alxalifa al aam li taifa aw li tariqati tijaniyati bi saaxili al aaj di Seydi Mouhamadul Moustapha Sonta moo ko yónnee muy invitation ba mu ko jotee muy lu rëy ci moom muy lu mu rafetlu it nag amoon yéene it nag ba mu ko jotee ci fekke lii waaye yaram wa gàntu sëñ Babacar Si radiallahu anhu turandoom dinaa dafay wax ni ñetti mukk ku dul yàlla mucculoo ci ku dul wuute mukk doo tële mukk doo ñàkk mukk ku dul yàlla benn mukk ci mukk yi dina la gaar bis fa tabarakallahu moom tëleeg ñëw moo ko gaar te fekkoon bëgg jiitu ca ñu ñëw wàcc aéroport fekk fi kilifa gi mu taxaw loolu lu rëy ci ñun la Mouhamadou Moustapha Sonta qui est venu personnellement en personne nous accueillir à l'aéroport. Moi je ne maîtrise pas tellement le français, je ne maîtrise pas tellement, raison pour laquelle j'ai pas l'habitude hein waaw c'est-à-dire lui qui est venu en personne nous accueillir à l'aéroport avec les autorités sénégalaises, ça nous est allé droit au cœur, vraiment. Et après cela, avec toute la communauté sénégalaise qui vit ici en Côte d'Ivoire, avec l'imam Ratib de la grande mosquée, avec, comme vous dites, le représentant du Khalif, qui est le Hadji Ndongo Doucouré, qui a vraiment organisé et coordonné notre voyage depuis le début jusqu'à maintenant. C'est à lui qu'on communiquait, qu'on parlait, qu'on discutait, c'est-à-dire, et qui nous mettait, qui nous donnait les renseignements qu'il fallait. Et donc, vous voyez, ça, quand je commence à parler en français, ça ne sera pas comme... parce que malheureusement, je n'ai pas tellement l'habitude. En tout cas, bu ko defee sëriñ bi kontaan ci loolu comme niñ ko waxee autorités yi ñëw ci biir autorité yooya ñii ki nga xamante ni bii mooy Mam Pam Makhtar Cissé représenté ki nga xamante ni bii mooy xalifa Mam Medoune Cissé ndax sëriñ bi Hadj Ndongo Doucouré doy na ma ci seede parce que ce que le khalife voulait, c'est de nous loger en hôtel, nous prendre en charge totalement, ce qu'il voulait faire. C'est le khalife qui lui a dit que nous, d'habitude, quand on descend en Côte d'Ivoire, nous ne descendons pas en hôtel, nous avons une maison là-bas. Et notre maison, c'est la maison de Mme Medoune Cissé à Abidjan. Raison pour laquelle on est descendu ici. Mais la décision du khalife était de nous loger par exemple en hôtel. Alhamdulillah, loolu kon ñu ñëw fekk ki nga xamante ni bi mooy Pape Makhtar mu ñëw représenté comme ñu ko waxee góor gi yoon xalifu Mamedoune Alhaji Maxeet Cissé ànd ak nag mbooleem gis na seen naa fi Tidiane seen naa fi keneen ak keneen ak keneen ñu ñu gis ak ñu ñu gisul góor ak jigéen ba ca ñañu bàyyi Sénégal muy ñoom Serigne Mbaye ak ñëpp kenn ku ci nekk ma ngay téléphoné Sénégal di téléphoné fii wan leen ni am ngeen ay gan yuy bëgg a ñëw tey ñiy ñëw ñooy sëñ Babacar Mansour buñ ñëwee bët bu ngeen dool xool sëñ Babacar Mansour na ngeen leen ko xool fa tabarakallahu kon loolu rafet na loolu lañ fi fekk ñu xool ñu boobu bët accueillir ñu boobu accueil ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala li nga xamante ni bi moo waral suñu tànk yi na ko sëriñ bi daan ñëwee fii di ko fi doxe
yàlla nañu yàlla yéegeel suñuy tànk ci tànkam yàlla nañu yàlla yéegeel suñuy tànk ci tànkam mu yéeg ca tànki mag ña ba bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. comme ni ma ko waxee rek ci njëlbéen wax ni le xalif ñëw ànd ak les autorités sénégalaises muy Serigne Abdoul Ahad mi ngi nii Souran di Serigne Abdoul Karim Baas ñuy autorités sénégalaises yi nga xamante ne bi ñoo nekk fii Pam Maxtaar seede leen léegi seede bu rafet bi nga xam ni moom la leen seede ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni moom la ñu taxaw ci biir communauté sénégalaise bi fii li nga wax léegi ni ambassadeur am na waaye ambassadeur bu mel ni moom yombul fa tabarakallahu kooku nag yàlla moom nee na alxalqu kulluhum iyaalullah bi barakati sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax waaye nag wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa alxalqu kulluhum iyaalullah wa ahabuhum ila allahi anfauhum li iyaali waaw yàlla nee na jaam yàlla yi laa fi am na ngeen xam ni ki ma gën a teg loxo ci jaam ñooñu mooy ki ëpp njariñ ci ñoom kon nag monsieur l'ambassadeur xam nañu ni mi ngi ci fin wu mission di jeexal loolu góor yi wax nañu ko te tabaarakallaahu keneen di ko wuutu te feneen la jóge woon ñëw fii waaye fu mu jaar rek way wu mel nii la fa bàyyi loolu sëñ Babacar Mouhamadul Mansour moo ñu ko wax ba ci monsieur le consul bi nga xam ne mooy Abdoul Karim maa ngi ko naan waa Wuro Sogi nuyu nañu la ndax man maa ànd ak góor gi ba ñu dem këram boobu mi ngi fii moom waaye sëriñ bi dem fa ziyaara ji ko ziyaara njabootam fa tabarakallahu loolu yëg-yëg bu mu am ci ñoom ak ni ñu mel ci moom la bu ñu jaaree ci imam Racine fa tabarakallahu kan ziyaara ko jotal ko yóbbante nuyoo sëriñ bi ak ziyaaraam ñu ngi jàll ci aima yëpp rawatina imam bi nga xam ni mooy imam kan bi nga xam ni moo fi Boubacar kan bi nga xam ni moo fi yore mooy jiite mbooloom waaye Medina Gounass ak Cheikh Ahmed Tidiane ki nga xam ni mooy président wu Alaaji Ousseynou Ka ma président fédération Tidiane yi nga xamante ni bi ñoo nekk fii ci réew mi ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàcce seen wàccuwaay di bégee accueil bi nii ngeen xam noonu ngeen ñu teeroo rafetlu nañ ko bég nañ ci te incha allahu taala ndaw moom kenn mën nga ko tere lu nekk ba mu dara lan xool ak nettali ba tax na ñun lii ñu gis fa tabarakallahu dañ ko yóbbu ci sëriñ ba nettali ko muy lu ñu bégee incha allah di gërëm nag mbooleem dawaayir yi ndax ñoom ñëpp ñëwoon ci biir ak asatida yi fi nekk présenté nañ ñu baree bari mënuñoo tudd ñëpp kenn ku nekk ci sa tur dawaayir yi ñëw nañu jóge ajamee jóge feneen xaw ma markoor yi am na lu ñu wax ñu baree bari gis nañ leen ci kii bi fa tabarakallahu te ñoom ñëpp it ñu am taxawaay yu rafet yoo xam ne xaaji Ndonga Dukkure mi nga xam ni mooy seen hamzatu wasl mooy seen croix de transmission entre ñoom ak sëriñ bi mbooleem lu ñu mas a jaarale ci loxoom yónnee ko sëriñ bi ci seeni hadaaya yépp sëriñ baa ngi leen di yëgal ni jot na ci yooya mi ngi leen ciy sant mi ngi leen ciy gërëm di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ngeen fi yëngu li ngeen fi wut di ko fi yëngu ci ay liggéey ñu ñaan yàlla na ci yàlla dugal loxoom def ci barke rek moo am solo bu barke amee aajo faju barkeel nag kon nag yàlla na yàlla dollee barkeelal seen liggéey bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hada wa billahi tawfiq wal hadi bi mannihi ila sawa'i tariq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu jox xalifa bi waaw comme léegi toogaay bi yàgg na mu ngi door a ñëw bugg nañu noppalu aywa su xalifa bi ñaani rek aywa ñaan yoon
comme ni ko imam waxee rek gan yi ñi ngi door a ñëw toogaay bi yàgg na kon bu ko defee dañuy jébbal kàddu gi xalifa bi rek mu ñaan ñu daal di yewee ko di wax rek ne Pape Youssouf jigéen ñi fédération bi ñoom ñëpp ñi ngi ci bitti ñoom ñëpp dañu bëggoon a ñëw aéroport pour gàttandu leen noo leen bologe na leen xaar leen nu fii ñoom ñëpp ñi ngi ci bitti toog bu ko defee ñu bàyyi leen xel ñoom ñëpp itam di fàttali ne Pape Youssouf nee na ci délégation bi mu àndal mi ngi nuyu soxna astukan suñu yaay Adja Abu Aydara suñu yaay Adja Khady Fall ak mboolem rek jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir kër gi ak jigéen ñi bokk ci fédération bi ak ñi wuy si sax te bokkuñu ci fédération bi ak mboolem dawaayir yi nga xam ne ñëw nañ rawatina nag présidente bi moom ku ne xam na ne moom moo njëkk a ñëw muy soxna consul général mooy présidentu fédération Tidiane soxnaam Adja Aminta Diagne mooy présidentu fédération bi kon jigéen ñëpp ñu ngi ci bitti soxna Oumou Gueye ñoom maanaam fédération bi yëpp rek ñi ngi ci bitti dañoo bëggoon nañu aéroport ñun ñoo leen bloqué ñi ngi leen di wax ne kon dañuy jël kàddu gi jébbal ko xalifa bi di fàttali nag ne xalifa bi indi na fi tiraanga ju mat sëkk loolu fokk ñu wax ko parce que nit bu defee lu baax itam danañ ko wax indi na fi tiraanga ju mat sëkk Pam Maxtaar nee na nag yéen sénégalais yi bu leen dem ab reer a ngi fi xam naa ne ñi sant Silla ñi ngi fi waaye nañ ko xaar kon léegi ñun ñëpp ñu bokk teewlu rek ñu déglu xalifa bi incha allah. asalaamaaleykum waruma woon wax mais Moustapha Sonte sama rakk la papam laa ko mbaa laa xam sama rakk sëkk mot na ko jox ma cër bu sët mot sëkk lu muy def il faut que moo wax ma ko moom ak imam Ndiaye war nañu sant am imam Ndiaye aussi mooy responsable mooy koy conseiller am ci sénégalais yi imam Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sant son éminence moi je suis votre grand frère et vous m'avez donné un titre que moi-même je ne mérite pas si je peux témoigner ici je parle de mon papa parce que nous deux on a même père. Je me rappelle quand je partais à découper le trouver là-bas tous les samedis je suis avec lui. Si un jour je ne viens pas il me dit mais où tu étais? Nous deux on ne parle pas le français, on ne parle pas le djoula, on parle le peul. Il m'a trop aimé et depuis que je t'ai vu aussi j'étais pris comme mon petit frère et tu m'as pris comme un grand frère. Ce que tu fais pour les Sénégalais, moi je le sais et tous les Sénégalais le savent ici. L'ambassadeur l'a déjà dit. Je peux me taire mais je ne peux pas parce que vous êtes un homme humble. J'ai dit dans la voiture à Diop, j'ai dit si vous ne le provoquez pas, il ne va pas parler. C'est sa nature. En tout cas, il faut savoir que tous les Sénégalais, que ça soit Tidjane, Khadr, Mourid, tous seront là, Inch'Allah. Et nous sommes derrière Dieu, derrière vous. Parce que si Serigne Babacar appelle, tous les Sénégalais vont rentrer. Cette maison, je la connais. Je disais tout de suite à M. Diop, Anna Birkandi. Birkandi, ce n'est pas aujourd'hui. La maison, là, la chambre qui est là. D'abord, fille de Dondek. wax bariwul ngeen déggal ma rek ma bañ a dugg ci yal na yàlla defal jàmm di remercier vraiment toute la fédération Tidjania ak sénégalais yëpp du Tidjane rek moo fi ñëw nañu fii ci directeur tout le monde tous les sénégalais sont là il y a des mourides il y a des khadr tout le monde est là parce que dégg nañu yéen a nga ñëw on a mis ça on a informé à la radio partout tous les sénégalais sont là et tous les sénégalais sont derrière le khalife général de Tidjane nous on ne connaît qu'un seul c'est Moustapha Sonte. asalaamaaleykum. jërëjëf excellence xam naa ne kon ñu jébbal kàddu gi xalifa bi rek di présenté ki nga xam ne Alxaaji Lamine Sakho mooy président wu KELT
bu fédération daayira Tidiane bu Côte d'Ivoire mboolem luñ fiy def ci wàllu jàng ak jàngale ak yar yàllaa ngi ko loxoom. kon mboolem yi nekk ci biir fédération bi moom mooy seen kilifa moom mu ngi leen koy présenté moo toog nii yàlla jox ko xam-xam mu nekk nit ku dëggu jiitu nu topp ci gannaawam mooy suñu président nun ñëpp loolu fokk ñu wax leen ko bala ñoo jox xalifa bi kàddu gi Mawlana al Xalif tafaddal mashkuran. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le Consul général, nos éminents chouyours, nos hôtes, représentants du Khalife général du Sénégal en Côte d'Ivoire, Monsieur l'imam, et je pense que tout a été dit en cet instant précis. Le consul a parlé, Monsieur l'ambassadeur a parlé, et le porte-parole a tout dit. Moi, je pense que présentement, on n'a rien à dire, sauf merci, soyez les bienvenus. Vous êtes quittés chez vous, vous êtes ici chez vous, en Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux, très contents de vous recevoir. On ne peut pas demander plus si le Khalife général a dépêché son fils, son frère, son talibé, son ami, son porte-parole, son neveu. On ne peut pas demander plus. Donc le Khalife général de Tidjane du Sénégal, il est là. Parce que vous êtes là, lui aussi, il est avec nous. Donc on ne demande pas plus. Nous sommes très contents. Tous les Tidjanes de la Côte d'Ivoire, vous dites, soyez les bienvenus. Vous êtes quittés chez vous, vous êtes chez vous. Et Inch'Allah, tout le monde vous attend. Et vous allez être honorés par les Tidjanes de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. waaye moom sama baay la ndax xalifa bi mi ngi ko tudde sama baay macha allah di ku baax moom it fa tabarakallah bari teggin macha allah moo tax mën a joxe cër fonk ay way juróom it ah xam naa lu ñuy waxaat amu fi ñuy jàng rek fatiha gannaaw astaghfirullah ñetti yoon laa ilaha illallah sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon muslu seytaane jàng fatiha salaatal fatihi ayatal kursi wala salaatu bu waay man ayatal kursi ixlaas falaqi naasi julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamoo ko yàlla daf ko haddiyee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk jaarale ko sa wasila ñi ñaanal waaw ñaanal xalifa bi muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sonta lii mu sumb yàlla na ci tawfiiqu yàlla ak tey siiram jiitu waaw moo xam lu mu ngardaajoo yàlla may ko lu kawe njortam ànd ak li mu bëgg ci umma bi yàlla tàppe xol yi ñépp nekk benn yéene waale ci autorité yi
son excellence Cheikh Abdoul Ahad suñu consul fa tabarakallahu ak ñi fi nekk ñëpp ak mbokki taalibe yi ak nit ñu baax ñi fi nekk ak këru diine yëpp yàlla dolli leen jàmm waaye dolli jàmm fii ci Côte d'Ivoire fa tabarakallahu dugal ci yéene yëpp ba programme bii nga xamante ni moom la invité suñu kilifa di suñu lépp di xalif Serigne Babacar Mouhamadul Mansour fa tabarakallahu yàlla na ko ci yàlla may ndam lu kawe njortam bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla it gudd fan waaw bu ànd ak wér ak wérle waaw incha allah yàlla àggali ay mébétam yépp waaw nasalullaha tabaraka wa taala an yamuddakum bi umrin madid wa yukallila jamia mashaari'ikum alxiyara innahu waliyu dalika walqadiru alayh wa dumtum fi riayatillahi wa xifdih bismillah ñi jàng ñaan gi samil alim min asheytan bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wal hadi ila siratin wa ala alihi hayy al qayyum kursi samawati wal ismi safal bismillahi arrahmani irrahim sharri ma khalaqa min sharri إله الناس من شر وسواس الخناس واستر لنا بسترك الجميل دائما في الدين والدنيا بنا واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يدام اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثنا 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 توكلنا عليك يا رب قضيت فرجنا فوضنا أمورنا إليك يا فتاح يا رزاق يا باسط وبحرمة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة أهل السماوات والأرض عليه وأجري يا رب لطفك الخفي في أمورنا وفي أمور المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله mbokk yi ñi ngi leen di annoncé fii incha allahu lundi à 14h dafay am conférence fii ci kër gi incha allah ñépp ñu bàyyi ko xel lundi à 14h dina am conférence fii ci kër gi ñu bàyyi ko xel incha allah waaw programme mu samedi bi dafay am conférence ca mosquée plateau Sénégal yépp ñu bàyyi ko xel dimanche bi la wasifa bi képp koo xam ne tiijaan nga sa yaakaar di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif war nga teew mosquée plateau dimanche conférence bi samedi war nga ci teew lundi am nañ conférence bi 14h incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah. CNCA Média présente en direct chaque vendredi de 17h30 à 19h30 la Hadratul Juma suivie de l'enseignement du Cheikh Moustapha Sonta, khalife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Abonnez-vous à la page Facebook cncainfo.net ainsi qu'à la chaîne YouTube CNCA TV. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. وغربا